jërëjëf sëñ Alioune yow moom wax dëgg yàlla conférence du rek al xayriya waaye beneen conférence bu mu mën a doon su ma sañoon da nga fay teew ndax wax sa wax dafa am solo te it dafa ànd ak ay teggin lu am solo la bala may continuer dafa am imam bi taxawoon fii léegi doon wax ba tudd suñu papa alxaaji Moussa Jaxate man yaakaar naa ni il faut ma wax ci ñaari baat rek li mu ko tuddee doyen ma ne ah kay loolu moom dëgg la moom ak kuñ doon wax alxaaji Jawhar Muxtaar Njaay njàngum arab ci Sénégal duñ mën a wax ak jëmam kanam te tudduñu leen moom mii toog won na ma lettre boo xam ni moom ak roi Faysal 1964 maanaam léegi loo xam ne mu ëpp na 60 ans presque lettre yu mu ko bindaloon ci soññ defkatu lu baax yi ñu dimbali ko di voyager ba àgg ci âge bi mu àgg di voyager rek te lépp tabax njàngum arab ci Sénégal tax naka noonu sunu baay ba yàlla na ko yàlla yërëm alhaj Jawhar Muxtaar su ko defee lii ñu doon wax ni dafay lu am solo muy xam-xam àdduna bi mënuta jëm kanam te xam-xam amul xam-xam mooy lan xam-xam mooy xam nan ngay expliquer àdduna bi nan nga koy expliquer bu ngelaw li lu tax mu ngelaw su fekkee ngelaw li dafa sedd lu tax mu sedd bu fekkee dafa tàng lu tax mu tàng su tawee taw bi nan la formé woo su fekkente ni danga ji gerte walla dugub walla gàncax mu sax maanaam nu mu demee noonu jur gi nan la maanaam lan la yàlla dëxëñ ci ñoom ba ñu nekk monde boo xam ne ni doomu aadama yi nekkee noonu la ñu amee ñoom itam seen monde ñoom ñëpp ay monde lañu yi nga xam ni comme ni doomu aadama yi amee seen monde islaam ñëw docteur Seck wax na ko indil ñu iqra mooy jàngal boo taxawee foofu xoolal xam nga lu mu wax dafa ne bismillahi rahmaani rahim iqra bismi rabbik yéen xam ngeen ni yéen ñi jàng arab fi'l dafay am maf'ul fi'l mutaaddi dafay am maf'ul wala la iqra bi yàlla ne sunu borom subhanahu wa taala yonent bi jàngal ndax wax na ko lu muy jàng wax ko lu muy jàngal lépp a ngoog kon bu noppee ida sakata an il maqru fa maana hada annaka matlubun annaka taqra kulli shay comme waxul li ngay jàng rek mooy jàng comme waxul li ngay jàng mooy jàngal lépp iqra kon jàngal boo jàngee jàng lu muy indi mooy xam-xam nag li muy indi mooy li ñaari conférenciers yi doon wax ñoom ci seen bopp te daje ci mooy dafay jubbanti comportement doomu aadama dafay jubbanti raisonnement doomu aadama ni doomu aadama di xalaate xam-xam daf koy jubbanti joxe woon nañ ci misaal ci imam Ndaw li mu waxoon mais boo seetee jullit ñi li doy waar mooy xam-xam yi maanaam dañ koy jëggaani maanaam jiituwuñ ci te pourtant xam-xam mbir la moo xam ni mii maanaam mushaa la kenn moomu ko ñépp a ko bokk al ilmu mushaa ñépp a ko bokk jullit ñi ni ñu war a jànge lugal arabiya ba maîtriser ko la ñu war a jànge luga siiniya mooy chinoise noonu lañu ko war a jànge ba maîtriser ko noonu lañu war a jànge français noonu lañu war a jànge anglais noonu lañu war a jàngale moo tax nga xam ni ma wax foofu maanaam falsafatu Cheikh na Abbas dañoo jóge bitim réew ñëw mu ne ma lu ngeen di jàng ma ne ko ñun de dañuy jàng papa dañu fay jàngal dañuy solo anglais ba dañu ca solo mu ne ma mu fekk mi ngi sëgg mu siggi ni ma anglais mu ne ma oustaz ànd ak na ngeen ko jàng ba man ko nag man isdaada lughatan isdaada insaanan lii la ma wax
loo gën a xam ay langue gën a nekk nit xoola boobu wax rek xoolal li ngeen doon wax yëpp foofu la basé sëñ Abbas moom moo wax ni ma keroog laa jëkk a dégg jumla bu mu ni ma man isdaada lughatan isdaada insaanan plus que ngay xam ay langue plus que ngay gën a nekk doomu aadama te yow li ñu lay doyee ci kaw suuf kese mooy nekkal doomu aadama lépp loo mën a nekk te nekkoo doomu aadama sa coono bopp ngay doon ak coono àdduna bi nga nekk loolu moo tax xam-xam am solo te jullit ñi war koo fonk war koo jox gëddaam ndax yow bu yonent bi bu yàlla waxee su yonent bi ne ko iqra yéen xam ngeen ni fi'lu amr bu jógee ci la waajib la jàngal te adressé lu yonent bi lu sun borom adressé yàlla loolu adressé na ko yow imaam Cheikh yow imaam Ali yow Khalid yow Omar yow Abdallah yow Fatima yow Aïcha xitaabu shar'i la ñëpp la làmb iqra jàng leen yéen jullit ñi ngeen am xam-xam seulement jullit ñi am nañu ay mbir yoo xam ne ñoo waroon a tax ñu raw ci àdduna bi waaye mbir yooyu dañ ci bari dañ ko sàggane bi mu ne la iqra dafa ne la bismi rabbik mooy bul jàng rek dem waaye booy jàng na nga nekk ci yoon woo xam ne sa borom moom la rëddal na nga wutee noonu xam-xam mag ñu baax ñi fi nekkoon noonu lañ doon def dañ doon jàng li wutale mag ñi ak nun ñi xam ngeen lan la mag ñu baax ñi fi ne woon mooy ñi fi jiitu woon dañ doon jàng ñu woon pour dégg arab dañ doon jàng pour xam diine dañ doon xam jéem a xam seen faratay diine di jàng ngir xam seen faratay diine ñu ne boo bëggee jàng sa faratay diine pour xam ko gannaaw naxwu mooy jubbanti làmmiñ ndax mag ñi dañ daan wax naan ku nawul bu mu ŋax maanaam ku nawul rek bu mu ŋax kon nag ni ngay def mooy da ngay jàngi naxwu ñu jàngi naxwu ba dégg arab fekk leen ci ñoom dañ doon jàng xam-xam ngir xam-xam ba dégg arab fekk leen ci lu nag dañuy jóg dem jàngi dégg arab différence bi loolu la ñoom dañuy jàngi xam-xam ngir xam-xam ba yàgg rek ñu mën a wax arab problème la bu posé Sénégal lii nag day delloo si importance li ma mas di wax ci jamono nanu fexe ba déggoo ci nu nuy déggee islam seen problème musulman yi mooy dañoo déggoowul ci nu ñuy déggee islam pour ñu déggoo ci ni ñuy déggee islam il faut ñu am benn kuréel qu'il s'appelle conseil des sages conseil des ulémas lu appellation bi amul solo na am nit ñoo xam ne ay ulama fay daje waxuma ay ulama yu xam diine dëggantaan xam-xamu diine te dara ñoru leen lu dul diine wala lu leen ñor gannaaw ba leen diine ñore la ñooñu ñu di leen laaj ñuy wax fii ne bu nu amoon benn académie islamique boo xam ne bii dañuy daje wala ñu am benn conseil islamique boo xam ne bii ay boroomi xam-xam nga xam ni maanaam seen neutralité kenn du ko mettre en question mais bu ñu amee loolu ñu daal dem télévision ñu wax ñoom ñu ubbee ni xutba mënees na ko wax ci wolof te sénégalais yi ñi xamul am discipline bu toll na topp ñooñu kon question bi jeex ba léegi ñang ak ñiy déglu ma di leen wax ni question boobu ba léegi kenn résoudre gu ko de ba léegi mi ngi taxaw man nag man kenn ku nekk gannaaw kenn ku nekk sañ nga man su ma doon xutba su ma doon xutba man bu ma neexee waxuma wolof français wala ma def ko ci anglais su fekkee dem leen Amérique Gabon laa wàcc Gabon Libreville Indonésie Gabon Libreville moom moo ma ko wax Libreville laa dem julli jot ba dem ca kii ba imam bi ne aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim ma ne ndekete ñii kat ñoom it dégg nañu arab mu commencé cheikh musulman wax xutbaam ba mu jeex benn baatu arab fan la problème bi ne c'est-à-dire islam dafa am ay principe yoo xam ne ça bouge pas yooyu kenn du wax jëm ci waaye am na yoo xam ne nag yooyu nit ñi mën nañ cee waxtaan ba d'accord te buñ ci d'accordee loolu mooy ijma ñang question boobu nga wax noonu xutba ba fii mu ne kenn ndax boo laajee imaam Ndaw wala imaam Seck wala imaam Ndiaye mu ne la nii la soo laajee imaam kan mu la du nii question la boo xam ne sénégalais yi su leen diine ñoroon comme léegi am nañu haute autorité di waqf kooku maanaam concept islamique la ñu am benn mbir buñ ci tafal boo xam ne ay nit ñooñu état bi daf leen di reconnaître ni leen wax leen yéen rek bu ngeen waxee lool la kon sax danañu mën a résoudre waale problème mu
woor suba ak kii woor suba kii woor ngoon kii tabaski tey kii tabaski suba dafa am problème yoo xam ni ñi ngi posé ci société bi te li ko def mooy foog daanu sawtul diin wala islam maanaam diine amul cër dëggantaan bu ñu waxee dëgg diine amul cër amul ko fi mu ne imaam bu ci nekk lu la neex ngay ubbi ci sa jàkk kenn ku ne loo wax rek bu neexee waa jàkk ji noonu la bu leen neexul ñu dem seeti feneen te diine du woon noonu diine dañuy am kuréel goo xam ni ñooy yeew wax yi bu fekkente ni bii xutba gi dangaa bëgg ñii ngay waxal nii da nga bëgg ñu dégg li ci xutba gi ba tax bu ñu demee kër ga li ñu doon wax léegi ci xam-xam seen comportement changé waaye nañu dégg li ngay wax fi mu ne nii ci Sénégal boo duggee ci jàkka boo dee def ñeenti téeméeri nit amoo téeméer dama ne amoo juróom fukk yu xam ni maîtriser nañu arab tey bu fekkee loolu am na léegi soo nekkee di wax sa xutba bu mu jeex am na nag léegi système buñ ci dugal boo xam ni dafay xaw a apaiser mbir mi mooy dañu ni day am benn ay boo xam ne day ñëw def lu ñuy tudde bayaan mooy li imam war a xutba mu wax ko loolu de moom baax na waaye man li may wax mooy kon laxu amul laa laxwa fil islam parce que bu fekkee waa ji wax ne li imam war a wax kon imam lu muy wax moom it loolu mooy mbir mi masala la boo xam ni bu am solo la waaye am na yeneen question yu mel na moom yoo xam ni c'est des questions très sensibles et très importantes yoo xam ni kenn traité fu ko ci islam. yal na yàlla yokk xam-xam bi. wéral cër yi. kon mbooloo mi ñu ngi ñaan rek ñu tàmbali cérémonie officielle bi ni ma ko waxee woon bu ñu yeggalee discours yi ñu dem julli nañu may nag xam naa waxtaan bi yaatu na xëy na dinañ déborder tuuti ci programme bi mais ñu may ñu déglu rek ñun ñëpp ñu bokk julleendoo bu ñuy jullee ba pare rek dañuy tàmbali joxe cadeau yi bu ko defee ñu tiire billet bi ni ñu ko waxee pour 5 heures bu ñuy sëlmalee tàkkusaan yeewi ñëpp kon nañu may rek ci tisbaar bi ñu xaw a déborder tuuti ci programme bi ba ay 14h15 14h20 ba 30 ñu julli ndax discours yi rek la ñuy def kon li ñuy def mooy ñu déglu discours de bienvenue bu Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Mansour ibn Serigne Abbas mi nga xam ni mooy secrétaire exécutif bu ONG Al Khayriya bu ñu ci paree incha allahu rabbi dinañ jox le représentant des familles religieuses ki nga xam ni mooy wax ci seen tur mooy El Hadji Cissé Djingué mi nga xam ni moo vraiment nekk kóllëre bu jege Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu wax ci turu kër diine yépp bu yeggalee ñu jox le représentant des imams muy imam Ousmane Dia mi nga xam ni mooy imaamu ONG Al Khayriya bu yeggalee incha allah rabbi ki nga xam ni mooy directrice générale bu haute autorité du Waqf madame Diop Oulimata Diop dina def benn communication ci prospectus yooyu ñu leen jox mu jëm ci wàllu Waqf di instrument de solidarité islamique bu ñu mettre en place incha allah rabbi dina ci ñëw. mooy dugg si léegi ci yéeg ci tribune bi ñu may ko mu yéeg. sëriñ bi Sall ñu ngi ziare bu baax Sall Ngari ñu ngi ziare bu baax. kon sans tarder nous allons laisser la place à Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Mansour ibn Serigne Abbas. mbooloo mi ki nga xam ni mooy jël kàddu nag mooy Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Mansour ibn Serigne Abbas. Serigne Moustapha ñu duppee ko Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Abbas mi nga xam ni maa ngi koy wax léegi di ko baamtuwaat Serigne bi di wax ni yaakaar mooy yóbbu nit àjjana te am nañu yaakaar ni
téeméeri jumaa ak juróom-ñaar fukk ak juróom li yàlla wax ku ko tabax ma defaral la ay kër ca àjjana Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Abbas ma nga àjjana ba dolli di ko baamtuwaat bi muy dem àjjana bàyyi na fi téeméeri jumaa ak juróom-ñaar fukk ak juróom téeméeri jumaa ak juróom benn fukk ak juróom yi ñu tabax mu jox ñépp caabi seeni borom bàyyi fi fukki jumaa yoo xam ne nii dafa nekk en chantier Serigne Moustapha Sall mii taxaw sama wet di doomu Serigne Mansour nekk ca Dubaï dans les Émirats arabes unis dans les plus grandes universités nekk fay jàng bàjjenam soxna Alimatu Sall ni ko Moustapha kullu nafsin saa'iqatul mawt Moustapha dem na waaye liggéey bii ñu taxawee mu jóge ci Serigne Abbas liggéey bi day wëy Moustapha ni ko bàjjen lu ma jàppoon bàyyi naa ko maa ngi ñëw Sénégal li nga xam ne sama turandoo moom la doon def ma mottali ko yal na yàlla yokk sa fan yal na yàlla guddal sa fan yal na nga yóbbu say turandoo la mu def nga def fukk yow wala juróom-ñaar ànd ko nag ak doomu ndeyam ànd ko ak ki nga xam ne mooy imam Ousmane Dia ñu yeggale fukki jumaa yooyu Serigne Moustapha bàyyi woon jox seeni caabi seeni borom naalaat yeneen i juma ba tey jii Serigne Moustapha mi def na ñeent fukki juma yoo xam ne nii yóbbu na lim di 215 mosquées yoo xam ne nii ONG Al Khayriya tabax na ko ba mu yegg jox seeni borom caabi kon Moustapha Sall ibn Serigne Mansour kàddu gaa ngoog say gana ngoog imam yaa ngoog tafadal. Bismillahi rahmani rahim. Monsieur le Président d'honneur d'Al Khayriya, Monsieur le représentant des autorités administratives, Messieurs les représentants des familles religieuses, les imams d'Al Khayriya et sympathisants, Messieurs les présidents de comité de gestion des mosquées, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. À l'entame de mon propos, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir encore une fois en ce moment sacré de Ramadan. C'est pour nous un motif de joie que d'ouvrir les travaux de la 7e édition de la rencontre des imams. Nous vous souhaitons donc la bienvenue et nous nous réjouissons d'accueillir nos chers invités avec les égards qui leur sont dus. Cet événement de haute portée spirituelle vise fondamentalement à unifier les imams et oulémas dans un cadre d'échange d'idées et de créer entre eux un lien d'affection et de solidarité agissante pour le mieux-être des fidèles pratiquants, et également de rétablir le rôle véritable de l'imam et de la mosquée en tant que régulateur dans la société. Le thème de cette année est relatif à l'importance du savoir dans la vie de l'homme en général et du musulman en particulier. D'où un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la quête du savoir est une obligation pour tous les musulmans et musulmanes. Chers imams, notre religion donne une grande importance à la science et au savoir. Il faut retenir que le tout premier verset de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dit: lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Allah subhanahu wa ta'ala recommande également dans le Coran qu'on lui demande plus de savoir et de science. Il dit dans la sourate Taha, dit plutôt: Seigneur, donne-moi encore plus de savoir. Allah subhanahu wa ta'ala distingue aussi ceux qui ont le savoir de ceux qui ne l'ont pas en privilégiant les savants
quand il dit dans la sourate Az-Zumar, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, dit: quiconque emprunte un chemin en recherchant la science, Allah lui facilitera le chemin qui mène au paradis. Et ce n'est pas tout. Après avoir acquis le savoir et les sciences, il est catégoriquement interdit en islam de les cacher ou de priver les autres de la connaître. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque dissimule le savoir et en prive les gens se verra doté de brides de feu au jour de la résurrection et méritera la damnation à moins de se repentir. Chers frères, non seulement nous avons, nous musulmans, le devoir de rechercher le savoir, mais nous avons aussi le devoir d'exceller dans tout ce que nous entreprenons, conformément au principe d'ihsan, qui signifie excellence, qui est une valeur fondamentale de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont fortement recommandé. Chers frères, il faut comprendre une chose très importante. Certains musulmans ne portent pas assez d'intérêt au savoir profane, car ils pensent que seul le savoir religieux est important. Cette conception des choses est contraire à la perception islamique du savoir. Environ 750 versets du Coran nous encouragent à réfléchir sur l'univers qui nous entoure et sur toutes les créations qui le composent et qui sont à notre disposition. Cela montre incontestablement que le Coran insiste sur l'importance d'étudier l'univers et nous y encourage. Acquérir le savoir dans un domaine scientifique en particulier qui permettrait d'alléger les souffrances dans le monde et ferait progresser l'humanité est fortement salué et apprécié en islam. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'exceller dans tous les domaines de la vie. La science, le savoir et les œuvres de bienfaisance. Donc, il est de notre devoir de servir la justice et l'humanité. Il est de notre devoir également, en tant que musulmans, de participer au développement de ce monde et d'en faire un endroit meilleur pour tout un chacun. Et pour ce faire, je vous propose un plan d'action. Premièrement, essayons de lire au moins un livre par mois. Essayons d'abord par lire au moins un livre par mois. Deuxièmement, poursuivez de grandes études dans les domaines novateurs. Troisièmement, participez à l'éducation aux enfants, même dans votre mosquée de quartier, si vous avez les compétences nécessaires, ou par une aide financière si vous ne les avez pas. Quatrièmement, inculquez à vos enfants l'ambition, la persévérance, le sens du travail, semez en eux la graine de l'excellence et de la réussite. Cinquièmement, ayez l'esprit ouvert et inquisiteur, soyez curieux. Sixièmement, gardez des jouets et des livres utiles et pédagogiques à la maison. Septièmement, discutez de sujets variés avec votre enfant. Partez à la découverte de sa perception des choses et corrigez poliment toute idée erronée. Huitièmement, ne laissons pas nos enfants grandir dans l'isolement. Laissons-les interagir avec les autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu dans l'isolement. Il dialoguait avec tous les autres peuples. Faisons en sorte que nos enfants suivent l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quant à sa tolérance et ses bonnes manières. Chers imams, vous êtes en tant que représentants des peuples musulmans au premier rang de ceux qui peuvent récuser les allégations des détracteurs qui taxent l'islam d'extrémisme ou de religion du Moyen-Âge, exploitant les dérives d'égarés qui se sont répartis des valeurs de tolérance de cette religion. Chers imams, à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, nos vœux les plus ardents, en effet, sont que ces réflexions puissent, de la manière la plus forte, concrétiser les liens de notre fraternité islamique. L'islam
comme l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une religion du juste milieu, qui, en tout, sollicite la raison, prône la sagesse et recommande la modération. En mettant ensemble nos intelligences et nos moyens, nous pouvons assurer notre autonomie collective et réaliser enfin l'objectif d'une Oumma forte, solidaire et prospère. Cette Oumma forte, solidaire et respectée sera une Oumma où chaque musulman se sentira non en assisté, mais en véritable acteur de développement utile à lui-même et à sa communauté. Une Oumma où chaque musulman, libéré de l'angoisse du besoin, pourra ainsi donner plein sens à sa vie spirituelle et temporelle. Cette Oumma, mes chers frères et sœurs, est à notre portée, si nous mettons notre volonté à la hauteur de notre destin commun. Je souhaite que tous, ensemble, dans un élan de solidarité renouvelé, nous nous donnions la main pour œuvrer à la réalisation de ce noble objectif. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons également aux générations futures. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant de nous guider ainsi que tous nos frères du monde islamique et de couronner de succès nos efforts en faveur des peuples de notre Oumma, en suivant la voie du juste milieu que prône l'islam. Je ne pourrais pas terminer, chers invités, sans rendre un vibrant hommage à Feu Serigne Moustapha Sall Abbas, qui fut un grand serviteur des mosquées, des daras et des orphelinats. Qu'Allah l'accueille dans son plus haut paradis. Amen. Je voudrais également souhaiter une longue vie et une santé de fer à notre responsable moral et guide spirituel, Dr Mohamed Mansour Sall, Khalif de Serigne Abbas Sall de Louga, à qui ses prières nous accompagnent à tout instant. Et à notre présidente, Dr Halima Sall, qui ne ménage aucun effort pour nous encourager et nous assister dans cette noble tâche. Et enfin, je voudrais remercier toute l'équipe du comité d'organisation, membres comme sympathisants, qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour la pérennisation des actions initiées par Feu Serigne Moustapha Sall. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Amin. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk jullit yi, gannaaw ba ñu sante yàlla subhanahu wa ta'ala moom mi nga xam ni moo ñu may tey jii, may ñu gudd fan, may ñu fekke ak tal ba ñu teewaat fii, jàkkaarloo waat fii ci bés bi, ci weeru bu tedd bi. ñi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di seede ni yàlla ko yónni te matal na yónnentam, di ñaan yàlla mu gërëmal ñu sunu mag ji nga xam ni ñoom ñoo ñukki ba diine ji agsi fii ba ñu mën ci jot. ñaan yàlla yal na leen yàlla gërëm ci barke weer bi. di ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu magu diine yi nekk ci réew mi, ñaan yàlla ñi fi nekk yal na leen yàlla dëgëral, yal na yàlla guddal seen fan, bàyyi leen fi ñu yàgg di ñu jiite, ndax seen yàgg fii sunu njariñ la. di nuyu sunu président d'honneur di sëriñ Mouhamadou Mansour Sall, xalif di sëñ Abbas, di ko ñaanal yàlla moom itamit yàlla yàggal ko sunu kanam, ndax moom fa mu ne xelam yépp mu ngi fi. bés bu ne mu wooma fan ngeen toll, ndaka bés bi ndax jàpp ngeen ko, waa ya ngeen doon waaj di ko bëgg a terale imaam yi mbaa sotti na. bés bu ne mu xalaat te luñ ko wax rek mu ne ne bëgg naa mu weesu fii de, imaam yi bëgg naa ñu teral leen, ndax Sénégal xamuñu gëddu imaam. boo demee ci dëkku naar yi ci ngay xam imaam ban daraja la am, waaye Sénégal xamaguñ ko. ma ne ko insha allahu taala danañ ci def lu ñu mën, ñaan yàlla rek yàlla mottali yéene yi. ñi ngi gërëm sunu présidente di soxna Halima, moom mi nga xam ni mooy présidente ONG Al Khayriya nekk ci Dubaï. moom itamit
nekk ci ñi nga xam ni bés bu ne ñi ngi xalaat mbir mi naka la ñuy def ba mu jëm kanam, naka la ñuy def ba imaam yi ñu mën leen jox seen gëdd, teral leen ci kanamu Sénégal. ñu xam ni am na ñoo xam ni seen xel mi ngi ci leneen lu dul jël ay imaam di ko théâtre. loolu moom bés bu ne mu xalaat ko. moom tamit yal nañu ko yàlla fayal, guddal fanam te dëgëral ko. ñuy gërëm nag sunu conférence yi nekk fii toog, professeur Issa jiite leen, ñu feggoog ak imam Insa Ndaw ak docteur Ahmed Seck ci thème bi ñu traité fii. ñaan yàlla yal na leen yàlla fay, yal na yàlla barkeel xam-xam bi. di remercier nag sunu wayjur yi nekk fii ak kilifa diine yi te ñu nekk ci kaw fii ci plateau bi. ma ci jiital rek sëriñ Mayoro Sall di imam ratibu juma sëriñ Abbas Sall ca Louga, mu ñëw fii teew ci bés bi. conférence yi bari na foofu ca Louga, programme bari na, waaye gis ngeen def na juhdu bu rëy pour rek mën a ñëw fekk bés bi. ñu ngi koy ñaanal yàlla moom mi tamit yàlla dëgëral ko, ndax bokk na ci nga xam ni ñoom ñooy ndeyjooru sëñ Mansour. di gërëm tamit sëñ Moustapha Sall bu maam Alaaji Sall, moom i tamit ci comité bi la bokk. moom dama ko boole woon sax ci comité bi muy gërëm, mais moom dafa am beneen taxawaay bu mu am. moom Ndar la nekk, waaye fu ñu ko fekk lu xew rek dañ ko naan ñëwal, yow yaay jiitu ci mbir yi. di gërëm nag sunu wayjur Alaaji Moussa Jaxate, moom ak El Hadji Cissé Jinge, ay mag lañu, jéggaloon nañ leen sax ñëw bi, nee woon nañ leen ku ngeen yónni rek bu ngeen ñëwee dañuy jàpp ni yéen a ñëw, waaye seen bëgg bés bi ak seen bëgg matal kóllëre moo tax ñu ñukki ba ñëw. ñu ngeen di ñaanal yàlla, yal na yàlla gën dëgëral, yal na yàlla guddal seen fan, yal na yàlla taxawu leen ci mission bi ngeen am, yal nañ ci yàlla jàppale. di remercier nag sama mbokk imam yëpp, di leen ñaanal yàlla, di ñaan yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay. gis nañu lépp nag, waaye bés bu ne rek dama naan yal nañu yàlla mottali sunu yéene ci yéen, yal nañu yàlla mottalil sunu yéene ci yéen. yéene bi ñu am rëy na lool, waaye yéene dana ëpp mën-mën, waaye dañuy def sunu yéene bàyyi yàlla mu mottali ñu ko insha allahu taala. di gërëm ñëpp nag ñi fi teew, xarit yeeg soppe yeeg am di jàmm yépp ñu leen di dalal. ñu ñaan yàlla rek ci barke weeru koor gi, ci barke bërëb bii nga xam ni dama jàpp ne tey jii bërëb gënu ko tedd ci Sénégal, tey fii ñu toog ni, ndax yaakaar naa ni amul bërëb bu dajalee lu toll nii ci ay aïma. imaam nga xam ni yàlla moom li ci suuf yëpp, moo bind lépp, waaye jël jàkk nag askanale ko boppam. tey jii ñu ne bu wàccoon ci kaw suuf fa lañ koy dalal, ñu jël nit wóolu ko ne ko nag yow la ñuy wóolu sunu diggante ak sunu borom. nga ni allahu akbar, ñi ñu topp sa ginnaaw, yow dara nekkul sa diggante ak yàlla. koo kóolute googu ñu ñaan yal na yàgg, yal na yàgg, yal na yàlla yàggal seen taxawaay. mission bi ngeen am ci koñe yal na ko yàlla mottali. ñun alxayriya nag am nañu benn programme boo xam ni incha allah suñu Aliou dana ci ñëw. programme bi lan la? mooy programme ay séminaire yu ñu bëgg di ko def ci at mi, ay séminaire de formation di ko def ci gox bu ne. séminaire yooyu nag dañuy jël fu mel ni Dakar ñu def ko 6 secteurs, région bu nekk nekk benn secteur. su boobaa dinañu fexe ci at mi ñu jël benn bés wala ñaari bés, équipe bu alxayriya ak aïma yépp ñi nga xam ne ñoo seq cellule comité culte ak enseignement ñëw fa yendu ak yéen, waxtaan ak yéen, indi leen ay jumtuwaay yoo xam ne daf leen di gën a dimbali ci seen liggéey ak seen mission ca gox ba. incha allahu taala bëgg nañu ko démarrer ren, bu demee ba jàppandi danañ ko yëgale fa ñuy commencé tamit danañ leen ko wax incha allahu taala. may gërëm nag El Hadji Doudou Ndiaye, man dama naan sax moom du ma ko gërëm, dama koy ñaanal yàlla, ndax
El Hadj Doudou dama naan moom mooy sëñ Moustapha ci ñun rek am taxawaay boo xam ne nag bëggul sax ku ko wax mais dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla yokk wér yàlla guddal fanam am na taxawaay boo xam ne moom dañ koy bàyyi yàlla rek ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla fay ko ci njabootam barkeel njabootam te bàyyi ko fi ba mu fekkee njëriñu njabootam ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla mi ngi ci réew moom mooy directeur Taba Voyage bi nga xam ne sëñ Moustapha Sall ci boppam moom moo ko taxawaloon ñoom ñaar ñu ànd ci tey sëñ Moustapha dem mu téye flambeau bi yëkkati ko ba mu gën a kawe yàlla na ko yàlla dëgëral ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla ci barke weeru koor bi ci barke bërëb bu tedd bi yal na yàlla saafara jàngoro yi yal na yàlla dàq tiis yi yal na yàlla faj aajo yi yal na yàlla yokk sutura si yàlla defal ñu gudd fan te mu ànd ak mujj gu wér yal na ko yàlla defal képp koo xam yaa ngi fi ma koy ñaan ci barke bés bi ak ci barke jotaay bi nga xam ni jotaay sunna la dara lalu ko lu dul yàlla rek yal na ko yàlla def asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wax ji am na solo lool ni nga ko waxee ñu ngi rafetlu bu baax teewaayu Serigne Pape Mayoro Sall ibn Serigne Abbas mi ngi ci kaw tribune bi ànd ak El Hadj Doudou Ndiaye Presta directeur général Taba Voyage nga xam ni billet marque bi ñuy tiire tey moom moo ñu ko may mu ngi ci toog léegi yegsi nekk ci kaw tribune bi ñuy sant bu baax suñu wayjur bu jigéen moom it mi ngi ci jataay bi di Adja Aminata Ndiong yal na yàlla wéeral cëram dëgëral ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala wa sallam ñuy sant bu baax it ajaratu Ndey Daba Dia di soxna Serigne Moustapha Sall ibn Serigne Abbas moom it mi ngi ci jataay bi ak waa këram yëpp kon du ñu def lu dul wéyal programme bi di jox kàddu gi ki nga xam ni mooy El Hadj Cissé Dingué mu wax ci turu famille religieuse yëpp sëriñ bi kàddu ga ngoog ila an yasha Allah muy daje boo xam ne wax dëgg yàlla islaam génn ko fenn lépp islaam a ko moom waaye itam réew mee ko moom ndax jullit bu matut jullit day mat citoyen mat jullit lii nag jombul boo xamee ñi taxawal lii dootoo waaru ndax lañ ni ida urifa sabab batul al ajab mbir mu ne boo xamee la ko lal ak cosaan la na nit ñiy amee lu leen bett yow du la bett xam nga ni noonu rek la war a mel ñun nag suñu teewaay fii yi ko waral dafa bari ndax kër sëñ Abbas radiyallahu anhu kër Maam Mayoro Sall sax mook Seydi Hadj Malick la woon démb ba silmaxa yi dañ daan woy bu jëkk naa alaaji abdu kan ma ca Koolax rawaan ngoom ca Paal Mayoro Sall ak néegi njiit faal am na ridwaan loolu yaakaar naa ni ñu xale yi fekkewuñu loolu kon surtout maam Mayoro Sall bu taxawalee lu mel nii ci biir diine boo xamee loolu xam ni nii rekk la war a demee léegi nag mu war a demee noonu te du na demee looloo tax bu ñu nee la shukra ala waajib mu ni ku def sa devoir jarul ñu lay sant Cheikh al Islam Seyyid Alxaaji Ibrahima Ñas mu ne déedéet la shukra illa ala waajib mu ne ndax nit dina war a def dara te du ko def du def devoiram
kon nag ku def sa devoir ñu war laa sant sëñ Babacar wax ko ci wolof buñ ne àll matu la nawe mat mu ne ah kay ndax am na àll yu toll ni moom te amuñu mat ndax boo demee ci désert ba ñoo gën a yaatu lépp bàyyi doo fa mën a for sax bant boo sekkireetoo ah ba tax na li waral ñu ñëw fi sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu anhu daf ma daan yebal ci lu xew kër sëñ Abbas ndax moom ñoom ñaar ay complice lañu am na daal lu ñu séq loo xam ne ñu bari xamuñu ko daf ma daan wax ni xew kër diine ku ma la yebal boo demee man nga jël parole waaye bu dee kër sëñ Abbas naka ma bàyyil Mansour moo fay sama porte parole bu dee kër Seydi Jamil naka ma bàyyil Mansour bu Seydi Jamil moo fay sama porte parole ba tax na bu ma masaan dem Louga ca nisu Chaban daaw ma wax sëñ Mansour mooy wax ah ñuy sant yàlla nag bi ñu yàlla mayee nu am chance fekkee ti lii defoon nanu ko bu yàggoon waaye gëjoon nanu fi ah nuy sant yàlla bu baax di gërëm ñi ko taxawee ah wax loo gi may wax loo nag ci turu albuyutaatu diiniya loolu seen njott lu rafet ci man la rek waaye nag dañ ni lu la waay wax ci nawet ci toolam la ko gisee ba tax na lañu gis ci seen bopp lañu ma gis noonu loolu rek lañu rafetal ci man waaye ah maa kuntu ahlan fa hum ra'awni li zaaka ahlan fa sirtu ahla hum saadati jaahuhum azimun fa abduhum la yazaalu mawla na ko waa ji waxe woon ah maa ngi leen di sant bu baax ginnaaw islam bi genn kër la ci Sénégal bii tarixa yi ñeent la waaye ñépp ay bokk lañu dafa am kilifa gu daan wax ni am réew de bu ñu xajee ci benn néeg yàlla préparé na leen jàmm yomb leen ñu ni ko loolu mooy lan mu ni ñeenti tarixa fi nekk te ñeenti kilifa la am ñeenti kilifa yu xaj nañ ci néeg te buñ fa duggee lu ñu wax bu ñu génnee réew mépp ànd ci ndax ñii xaadir lañu ñii murit lañu ñii laayeen lañu ñii tiijaan lañu kon nag ñeenti ñii représenté yoon yooyu bu ñu dugg xaj nañ ci néeg te bu ñu duggee ci néeg lu ñu d'accord ñépp ànd ca kon nag chance la ci nun ñëpp nekk benn néeg nekk genn kër nuy sant yàlla ci loolu ah waaye lépp nag mag ñi la nuy sant ndax abdi lam yashkur nii ida lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadayi sunu borom wax loolu ci hadis al-qudsi mu ne sama jaam du ma nangu ni sant na ma feek santul ci ma doxale xéewal gi may sant ci loxoom ndax yàlla kenn mus la gis mu wàcc tàllal loxoom direct ak jaam bi jox ko la mu koy jox da koy jaarale ci keneen ah waaye nag wax dëgg yàlla noonu bég nañu lool waa kër sëñ Abbas itam boo gisee même bu nu fi sëriñ bi yebalul woon dee ñu fi ñëw bu ñu ko yëgee ndax ñoom kenn ku ci nekk dañoo am ak cofeel ak lépp ndax Mouhamadou Lamine bu sëñ Abbas dafa def benn marché bu rafet ci sëñ Cheikh bi ñu fi jógee ah sëñ Mouhamadou Mansour mii di xalifa bi léegi moom itam noonu la mel ci sëriñ bi ndax daanaka sax moom ci loxo sëriñ bi la nekkoon ba mu nekkee riceer ndax soxna Seynabou Diagne mii soxna sëñ Babacar moo soxna Ramatullahi Diagne mi jur sëñ Mansour ñoo bokk seenu bokk kon nag sëñ Mansour lépp lu mu xewle noonu bu leen ko yëgee daañu ca dem sëñ Abbas nag sëñ Cheikh moom ma wax ci làmmiñam
ni ma bi fi soxna su jógee sëñ Abbas daf ma jaareel si ni ma xam nga lu tax ma ñëw ma ni ko déedéet mu ne ma bi fi sëñ Babacar jógee ba léegi bàyyi fi soxna si genn wàll gaa dem genn wàll gi des bi soxna si demee nag maa ngi lay yëgal ni góor gaa ngi door a dem moo tax sëñ Cheikh nee na bi may marsiyaal sëñ Babacar ak soxna su tasniye la ko def ko ñaar fa bii asafun fii dimnihi asafaani wa xuznun ida qaddartahu xuznaani di ca dem ba ni faqadnaaka nisfan yaa xalifata malikin wa nisfan faqadnaa baadu yaltaxiqaani sëñ Cheikh ni ma sëñ Abbas dama ko ne waaw sëriñ bi sëriñ lu nuñ koy waxee ci arab mu ne ma tafaul ma ne ko c'est-à-dire mu ne at tashayyux mu ne moo tax ca waaye ba muy wax sëriñ si ca jamono ca politique ba mu ne inna tashayyuxa fi zamani mazallatun wa kaza takassuru la yufiidu liman dara kunu rijal allahi misla muhammadin wal ali bal ashaabihi usdi dara fatahu lmashariqa walmaghariba kullaha la bitashayyuxi waltakassuri walkara kon sëñ Abbas sëñ Cheikh nee na sëñ Babacar moom la defoon muy buntam ci kër gi ndax daf ko wax ne ko boo gisee ma bëgg Cheikh gën a jàppanteeg yow mooy sa bunt ci kër gi ndax turandoom ni nga mel ci moom dafa mel ni ànd ci sa sabo ndax li nga woy lépp li ci ëpp moom nga ko woy ginnaaw yonent bi kon nag mooy sa bunt ci kër gi ne sëñ Abbas ñëw fa benn bis nuy waxtaan ci sama néeg ba ñu noddu fajar mu ni ma di ko won li ma doon niiral di ko jéem a bind mu liir ko yëpp mu ne ma waaw lu tax publier ko génnewu ko nee na ma ne ko nit ñi xam-xam safatu leen nee na mu ne ma gis nga lii junni nit yu ne bu ko ci téeméer xamoon rek doy na nee na nag bi ñu julee ba pare nag mu ne ma nan talal sunu tànk génn fekk booba ñu ngi tabax Kawlax kër soxnaa su kan googu muy chantier bu bees sëñ Abbas génn rek taxaw ci buntu kër bi sëñ Cheikh nee na mu daldi ni xif bi ba bi dafa def tajriid ci way mooy jëmm ji xar boppam ñaar kenn ki wax ak moroom mi mu daldi ni xif bi ba bi wandur badia jamaali wa taajab min sunati lmutaali man nag boobu rek daa ci jota mokkal waaye ku doy waar la moom sëñ Abbas man maa ngi diiwaanam waaye dama koy jàng fu ma toll te bu ma ko jàngee defal ko dog ndax moom fa mu féete ci tariqa bi bu doon ne islam bi bu la tariqa bi ay ganaar lañu tariqa bi di ngunu ganaar yi nekk ci biir ngunu li iblis di siiru si nga xam ne moo jàpp ganaar yi bu ñëwee ci ngunu li côté ba sëñ Abbas nekke bu fay jaar rek sëñ Abbas di ko ren bi du dugg ca ngunu la noonu la metti tariqa bi assalaamu aleykum alxayru kulluhu fi l-ilm wa charru kulluhu fi l-jahl assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi nuyu ñépp di ziyaare ñépp di ndokkeel ñépp waaye nag di jégglu ñépp ndax ci weeru koor lañu nekk te ashrafu naas ñoo fi teew tey buñ ko waxee mooy kenn ku ci nekk fa nga dëkk dañu la faa tànn wóolu la ne ci sunu wàllu yàlla jiite ñu ci yàlla defal ñu sansu ñu am ñooñu ñépp tey ci benn place bariwul fu mu am kon ñu ngi jégglu ñépp ndax déplacement bi metti na embouteillage yi metti na waaye weeru koor itam metti na waaye nag ngeen bàyyi loolu lépp ñëw teewe li nga xam ne tey teewaay la boo xam ne tey farata la ci ñun
li ñuy jàngate ci li fi xew nag lenn lañ ciy jàngate mooy waxtaan jot na imaam yi waxtaan jot na seen biir bu kenn ku nekk yëgee ne waxtaan jot na dana waral risaala bi nga xam ne moom la islaam joxe ñu mën koo joxe ni ñu ko war a joxe ndax ba léegi mën a jógoo am xutba boo xamante ne ñun ñépp ci d'accord waaye ba léegi imaam yi nga xamante ne tey jàkka joo dem ñooy taxaw ci kanamu mbooloo yi ku ne gis na ne tey imaam yooyu joxuñu leen seen gëdd joxuñu leen seen gëdd kon nag ñoom nag nañu waxtaan seen biir jéem a joxante loxo waaye bokk programme sëñ Moustapha dalal na suñu xel ci wax bu mu wax léegi boo xam ne nee na dafa bëgg nag léegi ñu def ay comité yoo xam ne incha allahu taala ci yii di ñëw danañ dem ci région bu nekk wala quartier bu nekk imaam ba fa nekk dalal waa alxayriya ànd koog ñi nga xamante ne ñooy liggéey tey liggéey bu mel nii imaam ba dalal leen ñu waxtaaneel la fa xew ca koñ ba bu mënee nekk ay imaam yu bari ñu def ko suñ fa jógee demaat feneen di ko def ba ci région yi daj defe naa ne loolu projet bu am solo la te yaakaar nañu ne imaam yi danañ ci d'accord ñuy ndokkeel nag suñu mag ñi fi nekk ñu jiital ci imaam Moussa Diakhaté yaakaar naa ne suñu ko tuddee képp ku yëngatu ci njànguma arab am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci monde arabe am ay diplôme ci moom mi la ñu jaar ba yàlla dimbali leen ba ñu am tawfiq boobu ndax yàgg nañoo fekk Dubaï nag nekk mag moo xam ne islam rek ak jàngale rek moo ko ñor bi ci des sunu beneen kilifa si sa jinge moom it dégg nga li mu wax léegi seede ko ci sëñ Abbas ci digganteem ak sëñ Cheikh Tidiane Sy wane ne sëñ Cheikh dafa amoon complicité bu mu amoon ak sëñ Abbas boo xam ne kenn xamu ko woon ku dul moom yi li mu ci seede tey ak sunu nijaay yi toog di leen ndokkale ci bis bi di gërëm yàlla subhanahu wa taala waaye di ndokkeel conférence yi ndax docteur Ahmed damay wax ne mooy sunu ambassadeur bi nekkoon Medinatul Munawwar ndax fa la nekk lu ëpp fukki at ak juróom benn di jàng ci université waaye lépp lu jëm ci wàllu aj bi moom moo ko daan téye foofu nekk xale bu jub nekk koo xamante ne tam ku am xam-xam la ndax doctoram la fa defee te defe naa ni Alhaji Duudu Njaay mën na seede bis bi muy fekkee bi muy def teesam di ndokkeel imam Ndaw Issa Ndaw ku sant Ndaw nag bu defee conférence ci weeru koor lu mu la jox nga sant ko gërëm ko wax dëgg yàlla li mu man gëm nañu ne nag tey def na effort waaye daal tey thème bi ñu indi li tax ñu indi ko nag xalaat bi Serigne Mansour moo ko joxe dafa waxtaan ci ziyaara ngi bi paase mu ne ñàkk a jàng mooy bàkkaar bi gën a mag ci bàkkaar yi waaye mu ne ci fan yii di ñëw nag bëgg naa nit ñi daje ci xalaat ci importance bi jàng am ma ne importance kay doy na sëkk connexion bi jëkk am jóge ci yàlla subhanahu wa taala wàcc ci suuf benn baat la mooy iqra mooy baat bi jëkk jóge ci yàlla subhanahu wa taala wàcc ci suuf waaye baat ba mu ca teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ko ci xadis mooy farida waaw ku deful farata ci loo ne talabul ilmi faridatun baatu farata boobu sallallahu alayhi wasallam wax ko ci yàlla la jóge subhanahu wa taala kon ki jàngul kay moom bàkkaar bépp moo ko moom te defe naa ne léegi ab pays bu bëggee développé fokk mu am fu mu teg njàng sëñ Issa joxe na ko léegi ci Japon ak yeneen dëkk yu avancé yu bare jël jàng teg ko ca kaw. di Mouhamadul Habib mi ngi ci jataay bi incha allahu rabbi bu ñu tiiree bala ñuy tiiree billet Makka bi dina jël kàddu ci turu xalifa bi ni mu ko daan defee at mu rek yi ñuy njëkk a joxe nous demandons à la directrice générale de la haute autorité du Waqf de bien vouloir nous remettre ce diplôme d'honneur à Sokhna Ndeye Ba. Ana Sokhna Ndeye Ba. Sokhna Ndeye Ba. Diplôme bi
waa Al Khayriya ñoo la ko jox muy diplôme d'honneur. yal na yàlla barkeel ko ak trophée bi nga xam ni moom it Al Khayriya ñoo la ko jox. moom la ko ONG Al Khayriya ak ONG AFOD jox diplôme de reconnaissance mu ànd ak trophée bi. Adja Ndak Sène nekk moom it Sacré-Cœur 3 macha allah di def liggéey bu rafet ci jumaay Sacré-Cœur 3 nga xam ni ñoom seen président d'honneur mooy sëñ Mbaye Sy Mansour ñoom seen marraine di madame Marème Faye Sall ñoom it macha allah merci madame la directrice générale merci soxna Aïssatou Sène soxna ñawut Dieng Adja Ndeye Daba soxna ñawut Dieng diplôme d'honneur bi jël diplôme bi soxna ñawut joxal soxna ñawut Dieng merci jërëjëf ñu ngi woo soxna Aminta Ndiongo mu ñëw joxel ñu cadeau yi ñuy jox soxna yi soxna Aminta Ndiongo waaw ñu ngi sant bu baax Adja Kumba Gueye bu Malika Plage ñu di ko jox diplôme d'honneur bi nga xam ni waa ONG Al Khayriya ñoo la ko jox di rafetlu sa taxawaay ci jumaay Malika Plage. Adja Assou Ndiaye bu Liberté 6 extension Liberté 6 B Liberté 5B Adja Assou Ndiaye mi ngi nii Adja Assou Ndiaye ngi nii Adja Assou Ndiaye bu Liberté 5B moom it ñuy rafetlu taxawaayam bu baax a baax ci jumaa ji macha allah nekk magal xale yépp jiital leen di leen gunge yàlla na gunge bi yàgg yàlla na taxawaay bi yàgg ci barke Seydina Mohamed. Adja Fatou Ba moom it mi ngi cité gàddaay ci jumaa gàddaay bi taxaw fa taxawaay bu rafet nag mboolem ndogu yi ñuy joxe du 1er au 29 ou 30 du mois moom moo koy séddale. Adja Fatou Ba yàlla na taxawaay bi yàgg macha allah yàlla na yàlla sant leen. jërëjëf am soxna Adja Sall xaali soxna Adja Sall jàmbaar la lool macha allah soxna Adja Sall moom Serigne Moustapha Sall moom noonu laa koy wooyee macha allah ñu daan ànd ak Serigne Moustapha muy ànd ak ñun ci campagne yi ñu doon def yépp taxawaay bi rafet macha allah yal na yàlla fay la jërë ngeen jëf li Serigne Mouhamadul Habib di wax bu ñu tuddee imam yi Serigne bi war nañu tudd imamatu yi. la ko ONG Al Khayriya jox ak cadeau bile ONG bi moo ko jox ci taxawaayam ci jumaa yi nga xam ni moom la ONG Al Khayriya diplôme bi waa ONG Al Khayriya ñoo la ko jox. di Adja Ndeye Ndak Sène mi nga xam ni macha allah jooyatuñu suñuy waajur muy nekk présidente daayira Sacré-Cœur 3 niñ ko waxee léegi bu xalif général des Tidianes sëñ Mbaye Sy Mansour mu defa liggéey bu rafet ci jumaa jooju macha allah tey nii taxawaay bu rafet la am ci ONG Al Khayriya ñu jox ko diplôme d'honneur bi ak trophée bi jaajëf moo Adja Ndeye Ndak Sène voilà merci beaucoup jërëjëf voilà. Merci madame la directrice générale. Comité de gestion bu juma Yoff Hangar macha allah di ku baax ku jàmbaare ci liggéey bi. niñ ko waxee léegi imam Moussa Diakhaté macha allah dans les pays arabes moom macha allah. mu daan dimbali
ñépp ñi nga xam ne ñooy sénégalais rawatina yeneen nit ñu ñuul ñu ñëwoon di jàng si xam-xam mu leen di dimbali macha allah yal na yàlla fayal ñu ko. ñuy rafetlu bu baax teewaayu Serigne Abdoul Fattah Sall ibn Serigne Abbas bokk ak Serigne Moustapha Sall ndey ak baay. Yëmbal imam Fodé Ndiaye bu montagne Kër Massar ñu ngi ñaan Serigne Mouhamadul Habib ibn Serigne imam Mbaye Diaw bu Rita Diaw. Voilà, merci. El Hadj Mor Dia. Imam Pape Diop, Cité Pénitence. Imam Almami Dramé. Imam Almami Dramé bu Liberté 5B. Imam Mouhamadou Lamine Ba bu Asekna Yëmbal. Imam Abou Dia bu Sicap Layène. Imam Abou Dia moo nekk nii moo taxaw noonu. Imam Abou Dia. Imam Serigne dina joxe Serigne bi dinañ ko jox waaw dinañ ko jox. Imam Serigne Lo bu Parcelles Assainies unité 2. Imam Serigne Lo. Imam El Hadji Mamadou Dieng bu Zac Mbao. Imam Mouhamadou Lamine Mal bu Medina Salam Yëmbal. Imam Fodé Ndiaye bu montagne Kër Massar. jërëjëf Serigne Mouhamadul Habib. comme ñuy tàmbali ci ki nga xam ni mooy imam Bakary Dembo Sané. Imam Thierno Malick Cissé. Imam Bakary Dembo Sané bismillah mu ngi noonu moo nekk noonu voilà jox ko Bakary Dembo Sané moo nekk noonu voilà jërëjëf Imam Sané bismillah jërëjëf Imam Thierno Malick Cissé. Imam El Hadji Ibrahima Niang bu Cité Police mooy sama imam yàlla na nga gagné billet Makka sama imam Cité Police. Imam Bassirou Gueye bu Maam Sira. Imam Bassirou bu Zac Mbao. Imam Badara Bey bu Route de Boune. Imam El Hadji Diop bu Kër Matar Pout. Imam Demba Bouna Sow bu Saly Aérodrome. Imam Dame Niang bu Baba Garas. Imam Abdoulaye Fall bu Touba Pout. Imam Taïbo Ba bu Pikine Diaminar Saint-Louis. jërëjëf Serigne Pape Mayoro jërëjëf. Imam Cheikh Ahmed Tidiane Bal. Imam Omar Diop bu unité 18. Imam Omar unité 18. Non, on a mis Omar Diop. Omar Niang unité 18. Omar Adama Niang ancien pèlerin daaw moo gagné billet Makka bi daaw moo demoon daaw imam yàlla na nga demaat ren. El Hadji Amadou Seck Alhamdou Seck bu Mamel Aviation. Imam Mamadou Ba bu Malika sur Mer.
imam Pape Ndiaye bu cité douane ani imam Pape Ndiaye cité douane imam Khalifa Ababacar Ndiaye say imam Boubacar Dem sama imam yàlla na nga gagné billet Makka bi imam Dem sama imam c'est mon imam Dem imam El Hadji Seydou Diouf Anne Maris imam Baba Sow Yeumbeul Nord imam Mouhamadou Massali Ba terminal nord nekk ñëwul imam Amadou Lamine Ngom zone de captage imam Alioune Badara Sow Diamniadio sama imam yàlla nga gañe bi Makka bi imam Sow Alioune Badara sama imam Diamniadio merci El Hadj Malick Diène nekku fi merci beaucoup El Hadj Malick Diène bu cité Apex 2 Yoff merci mi nga xam ni billet Makka bi ñuy tiré moo ñu ko may macha allah El Hadji Malick Ndiaye Malika Montagne imam Oumar Sy bu Sangalkam imam Pape Saliou Wade bu Parcelles Assainies imam Parcelles Assainies kii moo lay jox imam Issa Sy bu Liberté 5 imam Ngagne Ndiaye bu Malika Montagne imam Talla Gaye bu ñàkku rab Talla Gaye ñàkku rab imam Alioune Ndiaye bu Mbour Kër Masuka imam Mamadou Traoré anamu Traoré noo nekku fi imam Karamba Diaby bu Boraya nekku fi imam non jox nañ ko imam Amadou Fall bu Guédiawaye cité Junkob imam Yoro Sow bu Louga Ngembe imam Khalifa Ndiaye imam Khalifa Ndiaye route de Boune way Moustapha mu ngi baax imam Khalifa Ndiaye bismillah imam xool photo Cheikh Sine imam Cheikh Sine imam Malick Mangane bu Malika imam Ibrahima Dia bu Rahim Dia Baqiya Dia imam Masila Dieye wala Dieng Masila Dieye imam Abdoulaye Ka cité Ndeye Marie imam Mohamadou Kassaliou Ba bu Terme Nord Yoff jërëjëf Serigne